asalaamaaleykum mbokki Xombol ñu ngi am mbégte loolu di ñëwaat ci seen émission en route vers les élections locales pour rappel rek émission bi ki ko ubbi mooy Honest Boy à l'appel de Xombol ba mu fa jógee Soxna Mbodou Diagne moo ñëw deuxième position mais gis ngeen tamit audition 2019 mooy quatrième position parce que Ibrahima Mbaye moo nekkoon troisième position mooy def émission nay leer fële seen rajo Siggil Jigéen Ibrahima Mbaye émission boobu nga xam ni gis nañu nombre de vues vraiment gis nañu tamit commentaires yi gis nañu tamit vraiment gars yi li ñu ci wax am na solo peut-être yeneen ci tiire loolu lañ ci jublu li ci jublu rek mooy dalal gan yi waxtaan ak ñoom laaj leen ci Xombol ak élection yu jëm naka lañ koy waajal. te ñu am mbégte vraiment di dalal Horizon 2019 ñu bari nag dañ doon laajte ñan ñooy Horizon 2019 fan la bokk fan la nekk ak ñan la tey nag di ngeen ko xam ndax ki nekk sama càmmoñ Gora Fall lañ koy wax moom mooy le coordinateur. mais bu ñu duggee ci biir waxtaan wi kenn ku ne dina am ñett ñu ma koy seqal incha allah ci waxtaan wi ki ci sama wet comme ni ma ko waxee mooy Gora Fall ki ci toog di Omar Ndiaye socialiste civil la woon xamuñu lu tax mu daw ñëw ci Horizon 2019 dinañ ci kanam tuuti dina leer ki nga xam ne mooy Gora Baro bokkoon à l'appel de Xombol waaw wala déet dina leer tey moom it bokk na ci émission bi muy ñaari nit nga xam ni kii forum la woon kii à l'appel de Xombol ñëw fekk ci Horizon 2019 ndax danoo bàyyi foofu ndax bokkoon nañ fa kenn xamagul tunga bi teew nii naka Gora salaamaaleykum. waaleykum salaam Souleymane. maa ngi nuyu assistance bi di leen remercier ci seen teewaay. donc di remercier en même temps ñi ma si nar a seqal jataay bi. di am contentement bu mag aussi di leen présenter mouvement Horizon 2019. comme ni nga ko waxee. donc xëy na bu ñu jógee ci biir waxtaan bi. li nga soxla xam ko ci Horizon 2019 dinañ ciy weccu ak yow xalaat wax la ci suñ ci toll ak luñ ci nam bu sori suñu borom. merci beaucoup loolu nuyoo coordinateur bi mais mbokk yi xam naa ni dinañ ni Jules Souleymane pourquoi mu jël tey émission bi ñetti nit seq ko c'est la première fois. c'est vrai parce que nag Nganjool laay defee émission bi mouvement bi lu bees la bien vrai que mouvement yi bari na waaye dafa am lu bari luñ ci war a waxtaanee ma may leen ñoom ñetti nit ñi nga xam ne nii contre man ay laaj ak tontu di jóge ci man laaj bi tontu bi di jóge ci ñoom ñan ñooy arbitré nag yéen ñi toog seen salle di seetaan yéen la ñuy laajal yéenay apprécier ñun duñ ci dara dañuy laaj ñuy tontu yéen yéenay apprécier kon Gora mouvement bi nag kan moo ko xalaat quoi c'est-à-dire dama bëgg a xam lu leen dee la wala loo lan moo ko sabab parce que tëboole rek def ab mouvement am na lu ko sabab lan. jërëjëf Souleymane dinaa sawar a répondre ci question boobu. parce que mouvement bi comme ni nga ko waxee li ko sabab ñun ñoo ko toog doon ko xalaatandoo. parce que ñun dañu nekk ay nit dëkk Mbandiol. di fi yaroo fi. di fi yeewoo. léegi chaque fois aussi ñuy gis ci dëkk bi. li ñu neex ak li ñu fi naqari. loolu poussé woon ñu am xalaat boobu pour Xombol. jug loolu moo waral juddu mu Horizon 2019. léegi ni mu juddoo nag dafa am lu ñu constaté ci dëkk bi. donc premier point bi ñu constaté moo ci wàllum foncier bi dañ ci gisoon ay jafe-jafe donc ñu mën ci cité yu bëri bi ma ci njëkk a cité mooy découpage wu SNHLM bi mu def fii biir Xombol parce que boo ñëw di découper ci dëkk je crois que da nga war a suivre le plan directeur de la ville. non yaa ngi dugg dans le fond dana xaar tuuti dama bëgg a xam sabab bi rek. tuuti rek may nga nekk ci kaw parce que dina dugg ci biir. waxtaan bi parce que yaa ngi gën a yow moom dama ne la salaamaaleykum rek nga ne lay quoi. non loolu tamit day xaw dara léegi sabab bi wax nga ko. mooy dama jàppoon ni dama doon ni ay ndaw ngeen bokk ci dëkk bi. war a mën a dugal sa loxo bi. loolu foofu laa doon xaar. mais ginnaaw yow waxee nga ko ne la. amul problème nit ñi comprendre na. Omar ñu gis ni forum civil la ñëpp xam politique musul nekk sa affaire très sincèrement xam naa ni Xombol ñu bëri sax ci ñu posé question bi yaa ma ko gën a xam lan ngay wax waa Xombol ci forum civil bi nga xam ne yaa ko jiitoo def ci ay jéego très sincèrement ñu koy souligner tey nga ñëw bokk à Horizon de 2019 loolu jaaxal na ma toog. voilà asalaamaaleykum Souleymane. maa ngi lay nuyu ak ñi teew ci jataay bi. di ci jaar aussi di nuyu sa téléspectateurs yëpp. merci ñu ngi seetaan ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. li ma laaj ne xëy na réponse mën naa gudd trop nag. mais dama koy tënk rek. xam naa dañ koy fàtte mais deux forum civil. bi ñuy def AG en 2019. en 2012. laa toog ci salle maire bi. dajale bureau bi. boo xam ne ni bokkul ak bureau ba ma ko doon sosale. léegi na leen man yor naa.
yor naa ba ak diir am na moom def ay financement ay formation ay déglu candidat yi ma ne nag ñi ma àndaloon ma ne leen nag damaa bëgg bàyyi jiite Forum Civil Khombole donc fi ngeen yor ko yéen loolu 2012 la 2012 ci la ko Souleymane Gueye nekk coordinateur local waaw non xam naa mais teewul dama lay doog tuuti rek xam naa ni nekkoon njiit bi parce que ba nga koy ne Souleymane Gueye moo la remplacé moment bi ñuy wax sax Souleymane Gueye yoratu ko loolu xam nañ ko information bi yëpp am nañ ko mais yow membre société civile waaw léegi nag foofu demee nag nga ci man nga ma nangul loolu loolu laa gis léegi nag bi ñu teewul nag bi ma ko joxee jiiteetuma ko mais membre Forum Civil la c'est ça loolu foofu laay wax léegi ma continuer nekk Forum Civil continuer nekk Forum Civil ok ba ki ko jiite woon muy Mohamed Mbodj dëgg mais avant muy dëddu dafa amoon crise Forum ok te Forum ci au niveau national ba Gossas Fouta maa ko fa taxawal léegi Forum aussi bi ñu nekkee ci crise bi damay bañ ñu def procès Forum laay bañ ñu def ko waaw noonu bi c'est juste rek benn question la woon rek non bi nekkee ci crise bi léegi Forum Forum war a tas ok léegi pàcc bi tas waaw man maa woote AG bi Thiès AG boobu ñun ñi tasoon jógee Diourbel ak yeneen dëkk yëpp te àndatuwoon ñoo àndu dëgg ñëw ak ñeneen ñi AG boobu man maa ko organisé à Thiès léegi tuddatuñu woon Forum Civil mu tudd Forum Citoyen man nag maa ngi 3e personnalité Forum Citoyen bu Sénégal 3e waaw 3e personnalité au niveau national maanaam Forum Citoyen Forum Civil la léegi boo léegi nii société civile la waaw Forum Citoyen waaw mais lan moo la poussé nga nekkoon sa coin doon liggéey rek yow tey nag ngay damay génn léegi sama carte non génn bi sax laa mos a def ah bon kii rek jox ñu ci exemple non maanaam dañuy moom soo xoolee lu fi nit def rek def naa ko mouvement yi lay wax mouvement yi waaw c'est la première fois Omar Ndiaye ma gis ko peut-être fekkee non xëy na nga wax ma ko non xam nga damaa def parrainé marrainé joxe financement ba mu sàkk ci man. waxuma foofu de. man ma ñëw. léegi nag fi mu ne nii nag ma ñëw toog. léegi di yëngatu ay Dakar yeneen dëkk ay Thiès. mais Khombole ma jàpp sama ñaambur. ok léegi nag dëkk bi aussi li ma toog lépp jàpp na xëy na même ci société civile bi. taxawaay bi ma amoon gis naa ne ñi ma joxoon amuñu ko te dëkk bi bari na loo xam ne war nañu ko fay def. ok ci wàllu taxawaay li ko war a wax. ci wàllu doxalin dëkk bi dafa tardé. ok xam nga. léegi nag élection yi di ñëw man société civile laa waaw société civile laa mais élection locale élection citoyenne la ok maanaam ñëpp kuy nekk ci dëkk bi rek war a toog xool politique da nga war a xool situation dëkk bi mais loolu animé léegi may mooma ñëw rek léegi li bi ma nekkee man maa ngi def sama yëfi bopp mais bu ma déggee horizon 2019 waaw ci kër ñoom Diop Kenom waaw mu waxtaan ak ñoom waxtaan lu leen doon attaqué ñoom. waaw ma dal seen kaw. effectivement li ma dal seen kaw. léegi nag après mais nag teewul moo jàngat. mais jàngat bi ma am mooy. moo ñëw mën a gis ne ñii mouvement bi ñu taxawal. fondement bi. dafa am solo. te fondement bi mooy ñu libre lañu. ok xam seen degré de liberté. ak seen autonomie. ak bañ a faale leen. situation dëkk bi rek ñor leen. ndax ku ci nekk rek fi ne yàlla defal na lu sutura. ok góor yàlla defal na ko sutura kii yàlla ak ñeneen noonu donc ñoom ma ne ñii nii ñu takkoo xalaat seen situation koñ ba ne léegi ñun koñ bi mbali tak lu nekk dañ ci kii te même dàquñu élection yi di ñëw ñu takku taxaw xool foo xam ne ni jàpp nañ ne foofu la jël ñu dëkk ba ñu ànd ci dem ci ma ne man loolu loolu moo tax ma ne ko ñii góor na ma waw nañ la ji ma ne ko wuyu si naa leen merci ndax non ma ne wuyu si naa leen ndax li ma wax loolu ndax li ma wax léegi nii moo jàpp naa ne fondement mouvement fondement dëgg la fondement liggéey la aussi naxante du ci am aussi naxaate du ci am jërëjëf naxante du ci am naxaate du ci am foofu la daanale mais maanaam wax na lu am solo maa ngi jégalu nag loolu loxo boobu ngeen kii benn kuy dugg si la ñoo ngi jégalu yéen ñiy seetaan parce que man ngeen wax ni mais lii lan la te mosoo leen ko gis mais émission bi moo mel noonu mouvement bi fi ñu koy defee la tey presque membre yëpp ñoo fi teew li ci ëpp bopp ñu nekk ci bopp bi kenn ku nekk yaa ngi ñëw pour fekkee waxtaan bi ñu ñëw ci góor pour ñu vraiment lever et puis goog yooyu bu appel à l'appel de Khombole membre nga wala machine bi parce que coow li bari na ci yow quoi. waaw jërëjëf Souleymane. këriñ ñëpp waa Khombole nga jàpp naa ne comme lu ñu nekk ci weeru koor damay commencer d'abord di balu wax sama naataango yu ma bokkal tey jotaay bi ñu nekk fii ci salle bi. di remercier aussi le coordonnateur ci liggéey bu am solo bu mu tàmbalee def boobu léegi. di balu wax aussi waa Khombole n'est-ce pas di leen balaat ñaan yàlla liñ ci woor yàlla na ko suñu borom nangu. mais man ñu fekk ko ay déwén bu bare bare bare.
waaw pour tontu ci sa question boobu interpellation yi bari na. je crois que c'est pas la première fois nit posé ma la question. mais xam ne yow dégg na la ci. mouvement à l'appel de Khombole. mais réponse bi may joxe rek. mooy le coordonnateur du mouvement. en personne. il s'était déplacé ñëw ba sama kër. di seet si kuréel goo xam ne dama ko jiite. muy ASC Entente Cosaan Santos. ma nekk président bi. moo amoon xëy na lu mu yéene woon équipe bi di ko joxe. il a appelé un de ses amis en l'occurrence Mamadou Ndiaye. mu ne ko va voir le président c'est Gora. il s'est déplacé ñëw ba sama kër. avant boobu il a appelé Gora Fall. Gora Fall ne ko nañ daje kër président. bi ñu dikkee ñu recevoir ko. parce que kon ñu recevoir rek gan waxtaan ak moom. mu exposé ñu aussi la vision qu'il a n'est-ce pas pour Khombole. mu am loo xamante ni dañ ci fekk ñu am loo xam ne dañ ci ànd ak moom. ci cadre boobu la ñu mës a liggéeyee muy loo xamante ni nit ku am yéene peut-être nga jàpp ne yéene bi gis nga ne ci wàllu projet ci wàllu xalaat lu rafet la nga ànd ci. je crois que ci noonu lañ mës a liggéeyee man ak moom su yenn saa yi ñu wootante téléphone waxtaan parce que nit la n'est-ce pas ku dëkk ci dëkk bi ma dëkk ci dëkk bi. am ambition personnelle ci dëkk bi moom moo am ambition personnelle ci dëkk bi. loolu moo waraloon xëy na suñu contact. mais Gora Gueye n'est-ce pas télévision la ñu nekk il n'a jamais été membre du mouvement à l'appel de Khombole. seulement lépp lu mouvement bi à l'appel doon def n'est-ce pas daan nañ ma ko wax musuma dem seen réunion musuma teewee benn rencontre boo xamante ni organisé nañ ko budul seen dernière cérémonie de remise de prix aux élèves. journée de l'excellence. journée de l'excellence. ci laa mos a teew ci seen activité. mais le coordinateur en l'occurrence Maguette Boye nous avons d'excellents rapports parce que ñu yéene man bi ma am ci dëkk bi moom la am ci dëkk bi. mais beaucoup appel. musuma bokk appel. loolu moo intéressé loolu voilà. mais nga may ma. waaw rapidement rek waaw parce que temps la. te xam nga problème de temps d'accord temps la mais dafa am question benn laaj boo laajte le coordinateur. ne ko lan moo sabab n'est-ce pas la. non mais loolu coordinateur laa ko laaj. non tontu nag di yow yaay yow tontul si li ma lay. émission bi maa koy dirigé. d'accord loolu moom dama bëgg nga xam ko parce que ñi koy seetaan sax da nga xam nga ko man moom xam naa ne yow koy seetaan moom. dara du ko séddee maa koy dirigé. question bi ma lay laaj da nga ciy tontu bu jeexee mu jàll ci keneen ñett ngeen. compliment mbokk yi émission en route vers les élections ngeen jàkkaarloo noonu Jules Souleymane seen doon sa xarit moo koy animé ñu ñëw ci yow waaw. lan mooy Horizon 2019. Horizon 2019 c'est benn mouvement la boo xam ne nii dafa jug pour Khombole. alors ñu ci bëri dañ naan la d'abord li ñu lay njëkk laaj ci Horizon. mooy le mot Horizon. parce que buñ naan la Horizon maanaam mooy lu ñëw. mais dama bëgg ñu xam ne aussi Horizon ñu bi ñu koy waxtaanee. di waxoo Horizon. boobu c'était juste après les élections de 2014. ñun ci la ñu toog doon waxtaan. ci la ñu génne woon sax baatu Horizon 2019. parce que après 2014 les élections qui venaient après c'était les élections de 2019. mais boobu temps constat bi ma lay wax ne ñoom la ñu constaté ci dëkk bi. ñu gis ci li nga xam ne neexuñu te war nañ ci mën dara. loolu moo waraloon ñu doon xalaat dénommé d'abord structure bi tuddee ko Horizon 2019. foofu la baatu Horizon 2019 jógee. ce qui veut dire que Horizon 2019 maanaam lu ñuy looy séntu la mais 2019 day nekk benn déclic aussi daf ñuy permettre ñu mën ci départ. am Khombole bu bees am beneen Khombole boo xam ne nii ñeneen liñ ci bëgg loolu lay doon quoi. maanaam day am des gens yoo xam ne dañuy déterminé wu pour mën a yóbbu Khombole fañ ko yaakaar wala fa ay morom yu dëkkam toll. parce que ñu dañoo constaté ci Khombole aussi un grand retard pour Khombole loolu dañ koy wax souvent. donc baatu Horizon 2019 foofu la soqi ko. donc. foofu la soqi ko. Horizon 2019 après 2019. non maanaam c'est des. non dama bëgg xam parce que Horizon moom yaa wax nga ko sànq si biir wax. waaw jàngalekat bi. Horizon mooy lu ñëw. mais kon soo nee 2019 te ñoo ngi ci 2019. effectivement. kañ nga ko créé. non en 2014 kañ nga ko créé. kañ la officiel. waaw non kañ la officiel. création bi laa wax. kañ la création bi. non xam nga boo nee ma kañ nga ko créé. mais yow yaa may wax rek sa dëkk. waaw non damay laaj bi mu officiel. waaw mooy bi ñu defee suñu assemblée générale le 31 mars bii dañ def assemblée générale. boobu kon daal boobu la officiel. boobu temps. boobu la officiel. waaw mais comme daan nañ ko waxtaanee. def ngeen assemblée générale. def nañu assemblée générale. benn rencontre lañu defoon. fan ngeen ko defoon. ñu ngi ko defewoon fii ci koñ bi. pourquoi nga jóg. parce que dañu gisoon ni moment boobu noonu. lépp loo gis rek day am point de départ. ni ko waxtaanee ñu ko doon xalaat. Nganjool la ñu dëkk d'abord. bi ñu toogee ñu ne nañu waxtaanee Horizon 2019. donc comme on était là ñu toog waxtaanee ko bi ñu ko waxtaanee ba pare.
d'abord y a pas un bureau structuré bu boo teg li ñu fi teg mooy benn comité lañ fi teg. parce que man bu ma nekkee coordonnateur du mouvement aussi damay leeral aussi c'est le coordonnateur du comité en même temps mais comité boobu son rôle. c'est de massifier le mouvement. C'est pas un mouvement de quartier mais c'est un mouvement pour toute la ville de Khombole. pourquoi Horizon 2019 Gandiol. c'est-à-dire loolu. mais loolu ñu bëri loolu lañ mën a. mais tu n'as pas entendu dire Horizon 2019. non man dama ne la. man le principal concerné nga laaj. waaw xam nga nit bu ko neexee mu nox lu ko neex. waaw loolu laa bëgg dindi ko parce que loolu wala émission bi tam. man mi nga laaj. le principal concerné mooy le coordonnateur. waaw man nee naa la Horizon 2019 de Khombole la ñuy wax ñun. de Khombole. kon léegi da nga Gandiol amatul. non mosul nekk da nga Gandiol da koy dindi tey. non mosul nekk da nga Gandiol Horizon 2019 pour Khombole la. incha allah. góor assemblée générale bi ngeen def coow bari woon na ci wax. tool lan moo indi woon coow lool bari woon na ci tool lan moo ko indi. ban coow. ah coow amoon na ci ba ay waxante am ci ay ñu si gerte dem ñibbi te ñooñu doon bon ay invité loolu wala dañ cee bokkoon wala comme lan mais coow bari na ci ànd. non dama bëgg mu ne coow bari ba nit yi. bu amul mais ma amul rek ñu avancé. waaw non parce que émission bi tax na. assemblée générale bi ñu organisé. waaw fii ci koñ bi. waaw. man bokk man ma ko fekke woon. waaw fekke wu ma fa fu coow amee. waaw. ku gerte dem aussi. fekke wu ma ko. yow loo fekkee. la ñu fekke mooy. waaw ñun loo ñoo fekkee dem suñu assemblée générale. waxtaan nañu. li ñu bëggoon a waxtaanee suñuy point ba tënk. ba jox mouvement bi orientation bu leer. je crois que man loolu laa fekk mais assemblée générale bu coow am. ba ay gerte di ci am vraiment man tegteewu moom. da ngeen a waxoon ci yéen Horizon 2019 ni ba set dàq ngeen sànq Gandiol parce que nee ngeen léegi Khombole yaatal ngeen ko dafa leen pression ngeen jot moo tax ngeen yaatal ko mais seen début ba ngeen di formé affaire seen audition bi waxoo leen ni Gandiol lañu yem candidat Gandiol lañu jàppale. mooy ñu ne ko waxoo leen parce que ñu bari ñoo ngi leen ci loolu dégg nga ko doo ma weddi quand même dégg nga coow li bari na mais loolu lan ngay wax ci ñi wax noonu daal yéen da ngeen a waxoon loolu coow li bari rek ngeen ñi léegi dañuy yaatal am na wala amul. waaw Souleymane laaj boobu. je crois que waxtaanee nañ ko ci. waaw non wax xam nga lii média bi day dem fépp moo tax ma bëgg nga leeral ko fii. te moom boo defee ndànk rek. allez-y c'est-à-dire dama ne la wax boobu. jib na ci garab jib na ci saal jib na fu ne. kon allez-y. mais dama jàpp ne. bu fekkee kuréel dafa taxaw. waaw. benn góor a géey. toog ci roxam. wala toog ci këram. wala toog ci grand place am. n'est-ce pas daal di jox orientation kuréel gi nga xamante ni. daf ci bokk am ci benn baat comme ñenn ñi ay nawleem am ci baat moom bu rek mu joxe ci benn xalaatam. gëw mu ne xalaat boobu war nañ ko tënk ne lii moo engagé mouvement bi. moom li ko engagé. encore une fois mooy ce qui a été retenu. au sortir de l'assemblée générale qui a été tenue le 31 mars 2019. pour man lépp loo xamante ni daan na ko wax. n'est-ce pas ci xam wala daan na ko wax ci beneen espace boo xamante ni bokkul ak tey jii la ñu tënkoon ci assemblée générale pour man moom la engagé. mais li engagé mouvement bi mooy que incha allahu. Horizon 2019 c'est un mouvement qui ambitionne de couvrir toute la ville de Khombole tous les quartiers de Khombole. ci logique boobu ci la ñuy liggéey. ci ngeen ne mais assemblée générale amul benn problème. non. fekkewuma fa problème. d'accord fekkewuma fa nit ku gedd. léegi man en route vers l'élection laa ne te yéen am mouvement bu bees ngeen Horizon kon man damay tudd baaraam. Moussa Mbaye. maa koy cité je prends man maa koy jël sama engagement. pourquoi mu wax li muy wax ak yéen. mu xët-xët am na mu gerte dem yoonam gerte la wala dafa wax ba pare dem sa dem yoonam loolu bëgg tamit bëgg naa la parce que loolu Khombole képp koy waxtaanee quand même kon problème amoon na foofu parce que délégation Lamine Gueye déggoon nañ ca te dégguñu ci yeneen délégation yi lan moo indi délégation bu Lamine Gueye te gisuñu ci bu honnête gisuñu ci bu Sëñ Mbacke te candidat yi bari na ñoom ñëpp ci candidat lan moo fi indi woon loolu. délégation waaw délégation Lamine Gueye ñun xaaruñu ko woon man personnellement maa jël sama téléphone. j'ai invité Lamine Gueye ci assemblée générale Horizon 2019. ok et pour rappel. Lamine Gueye bokk na ci ñëpp bi ñu doon waxtaan Horizon 2019. bay teg idée yi. ñu toog man ak moom ak Gora Fall. ñu toog di waxtaan. ba tënk ne Horizon 2019 dina def assemblée générale. ci moom ci boobu mu ne bis bu ngeen koy def. na ngeen moo woo parce que man lépp luy jëmale dëkk bi. kanam man ci laa bokk. ñu ne ko amul benn problème bu ñu ko jàppee dana la woo. c'est ce que j'ai fait. ok jour boobu comme naa woo naa ko. di ko informer ci assemblée générale bi ñu ma dinaa ñëw. ok donc ñun aussi on organise notre assemblée. oui n'est-ce pas je crois que bu si les invitations sont servies rek pour man jàpp naa ne ku war a ñëw di nga ñëw xëy na ku wërta ñëw xam ne da nga am empêchement. le jour J on a vu une délégation c'est vrai boo xamante ni. apparemment elle était venue représenter
Monsieur le maire Lamine Gueye. Mais nous, on n'attendait pas cette délégation-là. On s'attendait à la présence de Lamine en personne. Maintenant, ci biir waxtaan yi donc comme ni nga ko waxee Moussa Mbaye jóg na wax xalaatam. bu waxee xalaatam boo xamante ni bokkul ak aussi objectif wu. n'est-ce pas ak le sens même du mouvement. c'est vrai que am na ñu jógoon tontu ko mais xëy na tontu boobu dafa tombé peut-être moom mu war a am leneen lu muy lijjanti wala am leneen lu muy def xëy na nit moo ko mën a interpréter ne dafa gedd mais gisuma luñ fa waxante parce que dafa wax tontu ko leeral ci dal ci tey je crois que loolu ba mu amee. foofu la yem mais ay gerte ay benn gisuma parce que c'était même pas l'objectif de cette assemblée générale. merci beaucoup loolu c'est leer na Omar Ndiaye ñu ñëw ci yow quoi mais Omar ban candidat ngeen jàppale candidat yi parce que candidat yi bari na ah sëñ Mbacké Anne Lamine Gueye Honest Boy Badou Dieng ñun ñëpp ay candidat la ak fii Seydou candidat la donc Ousseynou Diop candidat la PDS ñun ñëpp ay candidat la. yéen ci ñooñu yéen waa Horizon 2019 kan ngeen ci jàppale. waaw non kii laa posé question. man de kii ci horizon bi laa wax toujours. waaw non kan ngeen ciy jàppale. non candidat nga wax. question laa posé. non dama ci candidat yi aussi kan ngeen ciy jàppale yéen waa. non mais nag non dag may may. question man yéen nga dama doon wax man sama taxawaay. je crois que xam nga le code. mais dama bëggoon vraiment nga répondre question bi. non dama ko déglu boo mu répondre rek baal ma jàpp. déedéet je suis bien placé pour répondre à cette question. non en tant que coordonnateur du mouvement. góor may ma ñëw. Souley man horizon 2019. dama la xamoon dama la wax léegi ne lii moo ma ci boole. li ma ci boole. waaw li ma ci boole. su fekkee nag dafa dëppoo ak li ma gis. waaw dinaa leen gars yi ñu def ndànk. sama xalaat daal. d'accord mais li ma gis. ñu koy def. mooy problème mu xaw ma dafa am problème mu ordure depuis 2014. yaa ngi ci ordure yi. waaw non maanaam ñoom ñu ne dañuy dindi ordure. waaw ñu ne aussi dañuy def comité di xalaat. ok léegi dëkk bi. waaw comité de scientifique góor a woon na ma. dugal ma ci ma bokk ci. non loolu. mu tardé. mu tardé mooy Senghor daf doon wax naan ci Liberté 5. toute action qui se veut féconde doit se nourrir de réflexion. dëkk bi soo gisee ñu tardé 5 ans yi. xalaatuñu plan directeur. ñii bi ñu ne comité de réflexion. dama ne non dama yaakaar maanaam li ma yaakaaroon ci sama rek lañ ci âge. wax dëgg yàlla maa ngi koy gis benn par benn. ndax bi ñu nee réflexion rek. yàlla xam na ne. ci samay programme boobu. dama amoon programme mu def réflexion ci ëllëgu dëkk bi. kon yow candidat yi. non mais rek wuñ ci. xam nga yow su ne ñu la xamee candidat aussi. dañoo yow laay laajte. ñu ne yow 3 ngeen bo yeneen ñett ngeen yoo xam ne xamul ñu la fi waxee candidat. dañoo xamul lu xew ci réew mi xamuñu lu xew ci dëkk bi. dina egg si foofu. maa ñu la waxee candidat. xamuñu lu xew ci réew mi xamuñu lu xew ci dëkk bi. góor yow nga répondre question bi ginnaaw pare nga pour répondre question bi. ban candidat nga ñu jàppale ci élection yi ñu jëm 2019 ndax bientôt incha allah bu ñu ko puusaatul 1er décembre incha allah Horizon 2019 ban mbër lay ngem. voilà foofu dama ne la ñun man je suis très bien placé pour répondre à cette question. allez-y. mooy que ni que ñun Horizon 2019 jusqu'à présent au moment où je te parle. mooy lu ñu gëm. te loolu la ñuy nuyu. mooy que ne que Horizon 2019 day am candidat. Horizon 2019 day am candidat. non je ne comprends pas. c'est-à-dire comprendre day am candidat présenter un candidat. Horizon day présenter un candidat. ah bon loolu lañ gëm loolu la ñuy ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy liggéey. candidat bi mënaguñu koo xam ne ah. candidat bi mënaguñu koo xam. pourquoi parce que non dañu nekk ci liggéey actuellement. comme ni nga waxee nii. ñi def sorti yëpp wax nañ seen candidat. waaw non mais dama lay leeralal. jaaxal na ñëpp. non fii dina leen jaaxal. parce que pourquoi ngeen di wax nii di nga dem seen candidat te mënoo leen wax ni diw mooy suñu candidat. dañu dem ci teel xam nga bu fekkee ne nii booy ànd ak ñu da ngay ànd moom ci àndu nawle. waaw ñun dañu toog waxtaanee lu leer. entre ay nawle ñu ne. fii lañ toll ci dëkk bi dañ koy toog xalaat. mais man xalaat bi ma yor rek doyul. xalaat bi góor yor rek doyul. xalaat bi Omar yor rek doyul. Lamine Mbaye la même chose. donc ñu ne nañu dajale waa dëkk bi waxtaan ak ñoom. léegi bu ñu toogee ñu waxtaan ak ñoom ba pare. dinañu delluwaat ci moment boo xam ne dina am appel à candidature. ah ci biir Horizon. ci biir Horizon maintenant pour être candidat. il faut être membre d'office du mouvement. ah bon ah si. léegi bu candidat yëpp dawoon ñëw jënd di carte de membre bokk ci. bu boobaa noonu lañ def. bu candidat mais dañuy dem ay primaire.
da ngeen dem ay primaire. waaw ba ki gagné génn. ñu désigné parce que li ci am. mais yaakaar loolu dina yomb. xam nga yaa ngi naan est-ce que yaakaar nga ni candidat à la candidature dina yomb. non dina yomb parce que xam nga lu tax. li ci ëpp solo. ci élection yi nga jëm nii. yow yaa ngi naan maire mais li ci ëpp solo mooy nga am des conseillers yoo xam ne ils sont à la hauteur. mais loolu mën naa changer. te parmi ces conseillers là ci ngay génne le candidat. mais loolu mën naa changer. est-ce que comprendre nga. loolu mën naa changer waaw mën naa changer. données yi mën na changer ah. waaw élection mode d'élection mën na changer. mais comme changé gul nag. ñun li fi nekk gul. ci loolu la ñuy basé. mais daal ba tey changement di am. xanaa horizon 2019 daal dina am candidat boobu. am candidat incha allahu rabbi. te ci loolu la ñuy liggéey. góor di ngeen am soxla ngeen alliance wala soxla ngeen alliance. waaw dinaa da ngeen di am seen candidat boobu. je crois que li la Gora Fall wax. alliance bi. li la Gora Fall wax. parce que réponse mënu ko gën a leer. waaw alliance bi soxla ngeen. horizon 2019. au moment où nous parlons. travaille dans l'optique de présenter un candidat aux prochaines élections. Un candidat. ci loolu la ñuy liggéey. est-ce que un candidat parmi les candidats wala un candidat au sein de l'horizon. moo tax ma ne li ma wax. xëy man dama ci leen ñambaas yàqul si seen loolu kese la mais li ma lay. mais dama bëgg a xam candidat yi taxaw na wala seen biir. dama ne c'est-à-dire il faut tamit nga leeral foofu xombal. horizon 2017 li la Gora Fall wax dama bëgg xombal yëpp nañu ko jàpp. moo di ne. élection yi di ñëw bu ñu ko fekkee jàmm salaam. horizon 2019 dina présenté benn candidat boo xam ne ci biiram la nekk. ci biir horizon la horizon 2019. membre horizon 2019. ah bon. très bien. kon Gandiol am na ñaari candidat. ñaari candidat. waaw. kan ak kan. ah dafa mel ni horizon dina am candidat. horizon du Gandiol. ah du Gandiol. horizon du Gandiol. ok mbokk yi yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Khombole TV émission en route vers les élections locales. di wax ni am na ñu prévoir na pour ñu toog ci plateau bi mais dafa amoon ay vraiment ay jafe-jafe kenn ku ne am peut-être ay xat-xat yoo xam ni mu am plateau bi xaw a am changement tuuti moo tax Omar Ndiaye ñëw complété plateau bi ci ñaar ñi nga xam ni émission bi nag jot nañ ci gis ngeen ni ñu ko jot a defee ah xam naa bientôt léegi mu jeex parce que émission bi moom li ci des bëreetul. Gora ak taxaw coordinateur programme horizon 2019 avant ñu egg si élection yi moment bi lan ngeen jot a defagul su suñu ginnaaw ñu doon xayma bët ki dem da ngeen def assemblée générale ak léegi lan ngeen tegagul comme ay jéego ñu xam ni ñii kat ah cap 2019. waaw foofu dinaa ci sawar tontu parce que bu ñu jógee juste ci assemblée générale bi. dañu waxtaane woon ne ils ont discuté d'abord sur les problèmes des Khombolois. mais problème bi ñëpp teg seen baaraam. c'était l'évacuation des ordures ménagères. c'est un problème pour les Khombolois. et les Khombolois. mais loolu du lu bees quoi. waaw loolu du lu bees mais comme c'est un problème. parce que Gandiol fii. waaw pour rappel. waaw mais pour rappel. waaw Gandiol. waaw Baye Mboye Gueye. waaw ñu may seetaan. waaw ma lay nuyu de passage Lébu Niang mais ñi comité de pilotage bi fii. waaw ci Gandiol ñoo ko yoroon c'est tout ça mais mujjul fenn après si ndox mi la mujjee. waaw est-ce que yéen seen bos du mel noonu. wala ne wala ut ngeen vraiment càmbar ngeen bu baax a baax. ñaanuñu ko yàlla. non dañuy waxtaan dañuy waxtaan c'est juste damay laaj. waaw damay laajte mais man dama lay wax aussi ni ñu démarré parce que ñun suñu xalaat rek doyul. ñun d'ailleurs bi ñu taxawalee ce projet là sur le ramassage des ordures ménagères. oui. la première des choses bi ñu njëkk a def. c'était d'aller voir nos papas nos mamans discuter avec eux. dañu dem fekk leen et puis li nga wax nii. am nañu papa bu ñu ko wax. merci nañu lii mës a fi am. mais wax nañu tamit li ko gàllankoor li ko yàq. xam nga tey bu ñu demoon waxtaanee ak mag ñooñu loolu doon am. effectivement mais donc bi ñu waxtaanee nañu lii moo ko doon yàq comme ñun d'abord li ñu njëkk a commencé. mooy li yàq la rek ñun dañu fexe ba loolu bu mu amaat ci bii. di continuer di waxtaan aussi mais ramassage des ordures bi ni ñu ko démarré. actuellement benn charrette lañu yore. benn charrette mënta ko fi tout Khombole. dafa jëlagul une partie de Gandiol. on est en train de discuter avec lui pour ñu wutalaat ñu beneen charrette ñu mën a jël yeneen parties yi. bu ñu paree foofu aussi dañuy dox jëli dëkk ba parce que projet day am début mais dafa am foo xam ne aussi da nga koy maximiser. ñun dañoo ñaan yàlla ñu dem ba Khombole ñu yor ay oto yuy wër di ramasser mbalit mi ñun loolu ñun maanaam suñu bët foofu la suñu vision foofu la nekk mais suñu vision nekkul ci jël benn charrette wala ñaari charrette pour dëkk bi. nga gis ni maximiser bi nga wax noonu. pour yokk seen yaatal. yaatal seen ginnaaw. nga yaakaar ni wul woon a tàmbali Gandiol parce que coow li bari na Gandiol ñi ci ëpp. nee nañu bokkuñu ci am na ko la lan ngay tontu loolu parce que am na ñoo xam ne ñu kooku question bi léegi dama ko jox. léegi rek mi ngi may seetal. waaw mais parce que xam naa ne dina gis question parce que bu mu ko trahir. effectivement nee na carrément daal am ruq la. waaw non même les mêmes têtes. même ruq bi. ñooy créé dara après fa la yem. ruq boobu mais. yaa leeral leen loolu. xam nga bu ñu naan ruq bi lu mu créé parce que Oumar. non ñoo ko wax mais tamit c'est le moment de répondre à ces questions là. xam nga boo nee dañoo créé mu yam fii. non yamu fii
dama ne actuellement benn charrette la ñu amagul. mais charrette bi mënul couvrir tout le quartier. mais li ngay wax ni naan ay seen i mbokk seen i am na nit ñu koy wax. man koo xam ne ni bàjjen la ci man. wallaahi laa sama bàjjen. waaw interpellé na ma ci. waaw te nag bu fekkee ne damay ramasser bari rek. sama kër bàjjen laa war a njëkkee. mais c' est la même réponse que je lui ai fournie ma ne ko dañu nekk actuellement di waxtaan xool aussi nu ñu mën a yaatalee. sama question tontu. waaw mais yaa ngi ci mbalit mi man maa ngi ci. horizon yéen yi nga xam ne yéen a koy yéen a xalaat. horizon 2019. ah horizon yaatalu leen ko au niveau de Ngathie vraiment. si ñu parce que boo xoolee. jotaay bi. toujours rek li muy wane. moo tax maa ngi wax cameraman bi mu defal ma balayage bi mu balayage ma bu ko defee ñu xool. xombal waay xool ñan ñoo seq horizon 2019. après ñoom ñooy jugé kooku Assane Babou la ma gis naa ci Alsey Fall sama grand frère Ousseynou Ngom Ada ngi noonu ak Anta Ibra Gueye kooku tudd le capitaine sama boy El Hadj Gora Baro ñëwaatal Mbaye Ndiaye l'initiateur nga xam ni moo initié woon FC Santos vraiment ba tey xamal waaye ñu ngi jur kon kenn koo xam ni moo jugee plateau muy Omar Ndiaye ñëw fekk ci te Omar mën na koo boole fii parce que maama fii la dëkk donc kon dafa mel ni amul koo xam ni même man ngi def émission bi sax ngaa ñëw laa dégg waaw kon yooyu yëpp boo xoolee kon affaire bi amul benn vraiment lu koy benn ay talent même talent. ñooy xalaat équipe ñooy tas équipe ñooy xalaat équipe ñooy def ñooñu nit ñi koy wax li question nit ñi. te yow xam nga loolu góor xam na loolu. non non ci loolu doucement loolu dama ci sawar tontu parce que. damay ñëwaat tuuti sax. ci li waral le rôle du coordinateur. may naa la une minute nga wax ci loolu. voilà xam nga le rôle du coordinateur bi ñu tegee mouvement bi ba pare. ñu teg le comité. comité bi son rôle c'était de massifier maanaam yaatal mu ñun ci loolu lañ doon dox. man ànd naa ak Gora ak Lamine Sarr ak Adama Mbaye mi ak keneen ak keneen du benn du ñaar du ñett ñu dox fekki ay nit ci kër yi waxtaan ak ñoom ñu jox ñu aussi seen cadeau. am na ñoo xam ne nii wallaay daal waroon nañu fay ñëw teew tey xëy na dañoo am ngànt. mais comme teewuñu ko je vais pas citer de nom. Omar mii daf ma joxoon sa parole su fekkoonte ni ñëwuloon aussi du ma ko citer fii. ok est-ce que comprends pas. mais horizon 2009 yamu fi yamul ci rokk bi waa Nganjoor yi am na ci nag mais matalaguñu ñëpp. demee rek bareeguñu bi ñu ko créé nee na le 31 mars la tey dañu nekk suñu activité. c'est que man ñi ko kaas dafa bari itam ay grand la dëkk ci Ngathie. waaw naa la cité la. waaw cité boo ma cité bëri na damay sawar dem fekki leen man. vraiment ay Modou Sow kaas nañu. ay Faly Ndiaye. ay Pape Diop Bambara. mais bari na ci ah kon garab waa garab sax rek fu ma fa yemee. waaw góor Guèye xam na loolu. waaw foofu ñun ñëpp nee nañu dafa mel ni ñoom dëkku Ngathie. kenn musu leen a wax nañu aujourd'hui ma bëgg a xam. parce que lépp dama lay diminuer. waaw mais man foofu laay ñëw ak yow. waaw boo ma waxee dama ciy sawar xam nga dama ciy sawar dama ne la ñun aussi dañu nekk ci ay dañu yor suñuy activité. ñun dañu man dama yor liggéeyu jàmbur. ok damay xëy di wàcc heure. donc daanaka week-end yi rek doon am jot pour dem fekki ñii wala dem fekkiwaat ñii et puis ñu tombé ak koor gi nit ñi dañu am jot. mais ñun dañuy jug pour toog waxtaan ak tous les. mais góor avant ngay jël coordinateur xamal nga ni da ngay liggéey jàmm nga. xamal naa loolu du alibi. avant ngay jël coordinateur bi xamal nga ni da ngay jàng. li may jël coordinateur xamal nga ni liggéey jàmm nga. alors mais am na lu ma ci dox kii damaa dox fekk. foofu laa doxoon ñeneen ñi te ñii ñoo gën a jege kan. ñii ñoo gën a jege. ñii ñoo gën a jege waaw mais situation mënu ko justifier non erreur la da ngay accepté ko. c'est pas une erreur c'est un manquement boo xam ne nit ñi dañ ne la manquement bi dinañ ko rattrapé. dinañ ko rattrapé. xam nga tey ku ci nekk ci ñun xam nga que le comité bu ñu ko nekkee di ko piloté. man damay ne day baax trop. ñiy dox jaar nii ñiy dox jaar nii ñiy dox jaar nii. mais pratiquement ce sont les mêmes têtes. ok ñoom ñooy dox dem fekk nit ñi. kooku mouvement boo dem da nga ko fay fekk am na ñoo xam ne nii vraiment yàlla leen na ko loolu seen jug yombul. mais man képp ku ñu dem képp koo xam ne ni horizon jug na dem waxtaan ak yow man en tant que coordonnateur dem naa ci. te pourtant li ma ciy liggéey nii dama lay waxaat beneen affaire boo xam ne ni ci coordonnateur. mooy en tant que coordonnateur bi ñu dañuy lan muy coordonnateur dañu ne le coordonnateur dafa war a nekk koo xam ne nii xalaatu doon conseiller. donc bu xalaatu doon conseiller du xalaat nekk maire. pour bañ ku jël mouvement bi waxaale di ko. di ko tey léegi ñu naa man yow yaa ngi ci doy looloo tax ma jël ko. te ci kaw loolu aussi. maanaam yow bëggoo dara. mais xam nga boo ànd ak say morom. góor bu nekk da nga war a mën ànd ak ay say morom. ne leen maa ngi ëpp xam-xam. maa ngi ëpp alal. nii laa toll. nii laa mel. man damay fekk sa ba dama bëgg a doon. bàyyi faalu xombol. te bu may doon bàyyi Ngathie moom da koy évité. bu may gis naa da ngay évité Ngathie. non du Ngathie may xool Ngathie laa juddoo. fi laa yaroo fi laa xam sama lépp fi la nekk mënuma bàyyi Ngathie. lu religion 2019 de Ngathie. non nit ñi ñoo ko wax mais man waxuma ko. mais dafa wane ne bokk.
nu mu wane ko. assemblée générale bi ngeen jot a def bureau bi ngeen jot a teg. waaw wane na wane na ni seen gàncax. non c'est pas. yaay coordonnateur. maay coordonnateur bi. Assane Babou moo géré charrette yi pour. waaw moo ko géré. mais charrette bi. d'accord nga waaw wala déet. non mais charrette bi. kan moo géré comité scientifique. kese comité scientifique. kese ah non benn loxo bi la. mënoo ko bañ c'est loolu da ngeen ko calculé wu benn koy def. non pour ne. loolu xam nga la wala ne calculé woo ko. ah ba tey mënoo justifier loolu. so comité la ay allez-y baal ko la dimbali la. Souleymane allez-y waaw. boo bëggee lu leer parce que nga bëgg xam. lu leer waaw. mouvement Horizon 2019. waaw pour que ba mu juddoo ba léegi. waaw li mu liggéey ci massification. waaw dañ koy wax sax mu leer. waaw c'est ça boo defaa dañuy tuuti. mais ñun bi nga ko defee. dafa la bi nga ko defee. waaw. la semaine qui suit. la ñu dem. dugg en oui waxtaan fa ay suñu morom yi nawle. ok n'est-ce pas ay nit yoo xamante ni seen engagement. ak seen bëgg. ci dëkk bi. kenn natable bu ko. oui ku mel instant fa on s'est déplacé dem ba oui këram. vraiment n'est-ce pas bu taxaw daan ne man à partir d'aujourd'hui ay yoo xam naa ne ci Horizon 2019 laa bokk te lépp lu mu mën dinaa ko def même si wàllu cellule sax dinaa jéem a samp cellule an doomu dëkk ban ko jógee def nañ quelque part dama ko ñëw Cheikh Anne n'est-ce pas waxtaan ak moom Cheikh Anne bu nga Cheikh Anne Cheikh Anne bu ngay fa bu waaw mais allez-y waaw allez-y n'est-ce pas mu joxe son engagement ne que dorénavant maintenant bokk na ci Horizon 2019 noonu lañ demee dugg Ndiaye Guy n'est-ce pas ñu mel ni Lamine Gningue xam nga ko président Diakho moom aussi mu ne mi ngi ci biir Horizon bi da ciy liggéey comité scientifique bi ñu taxawal même bañ fa jógee dem le grand Cheikh Tidiane Ndiaye dem këram n'est-ce pas waxtaan ak moom ñu ngi ci Horizon 2019 à 1000%. moom Cheikh Tidiane même moom Cheikh Tidiane Ndiaye n'est-ce pas que lépp lu ñuy def mi ngi ci biir tey mi ngi ci biir ëllëg mais ñeneen noonu Cheikh Tidiane Ndiaye nee na bokk na ci. ñaata Cheikh Tidiane Ndiaye d'accord dama ne ñoo dem ba këram mu ne à 1000% mi ngi ci Horizon 2019 tey jii lay laa la góor Fall war nañ ko wax mais comme mag la aussi bon mën nañu ko épargner parce que non non man ñi moom soxla wu ma ban jeune la soxla très bien xam nga li nga rek représentativité bi nga gis ni am solo weeru koor la ñu nekk waaw c'est vrai nit ñi am ñu jot mais pour man message moo ci am solo mais pas que nit yi fi toog ñun xam nañu Horizon nu mu toll ban dayo la am ak lan lay liggéey li ci kanam nag raw ci bët beneen bi da nga ne ñoom Faly Ndiaye ñoom Mor Sow ne ngaaño lañ toog non bokk nañ ci ah ngaañoo lañ bokk mais parce que ñun ngaañoo taxul ñoo jël bu ñu ngaañoo taxul ñoo jël dañuy dem ngaañoo du ñu dem aaneen duñu dem mais ñooñu ci xombal non may mu ñëw pour wax la ne la du ngaañoo rek moo ñu tax a jóg ñoom bokkuñu ci xombal non 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 attention da nga ne sa question la tontu da nga ne nee nañ ngaañoo la dëkk te waxuñu ñun ngaañoo taxul ñoo jóg loolu laa bëgg nga xam ko xombal moo ñu tax a jóg n'est-ce pas fépp fu nit nekk ci xombal te critère bi ñuy jiital xam nga mooy lan mooy foo xamante ni sa engagement ci dëkk bi amul nataal boo gisee ñu dem seetlu ko ah d'accord Omar Ndiaye au moins yaa ngi tontu question yi non non may ma non maa ngi tontu question yi non mi ngi ne sa yow moom yaa ngi koy laaj doucement dégg nga dama ne foo xamante ni parce que am ñoo xamante ni buñu sañoon dëkk bi changé mais duñu mës a jóge seen kër waaw duñu mës a jóge seen néeg duñu mës a teg pas c'est-à-dire loolu ay nit la ko yàlla jagleel lii nattu la xam nga ne weeru koor bii ñu mënoon nekk ci leneen ñu toog ne dañu bëgg a waxtaan ak waa Xombol pour ñu am une prise de conscience loolu am na lu ko waral te dama bëgg nga may ma 2 minutes wala 1 minute une minute ma wax la ñun waaw parce que non boo defee émission bu toll nii te yéen lu tax seen engagement te déglu woon ñu la lan moo waral engagement bi mais am na lu ko waral Souleymane ñun ci dëkk bi la ñu nekk ba ñu juddoo jàng lañ fi njëkk a def te ba ñuy jàng dañ doon toog ci classe gestu ndijoor xool nit noo tudd mu ne la diw foo dëkk mu ne la Cenaba nga gestu sa ndijoor nga ne yow noo tudd mu ne la diw foo dëkk mu ne la Njéen Sira wala mu ne Ngunjaan wala mu ne Touba Toul ñooñu toujours sax bu ñu ko doon jënd dañuy déplacé ñëw boo xombal jënd ko dellu tey ji boo demoon ci dëkk yooyu Cenaba Ngunjaan Touba Toul la Njéen Sira gis nga fa développement boo xamante ni amul ci xombal ça veut dire que ñooñu ñu ngi seen indépendance pendant ce temps xombal mi ngi cloîtré wu n'est-ce pas ci benn ay géegeer boo xamante ni jurul dara loolu bokk na ci li tax ñu fësal suñu engagement beneen bi kii wax na ko lotissement bii nga gis fi HLM def ko HLM mënul am n'est-ce pas benn partie ay terrain ci dëkk bi toog ko saag ñëw def lotissement bu ko neex sans respecter le plan directeur de la ville. la faute à qui mais moom ñëw la faute à un manque d'engagement citoyen de Xombol wa man lii si li moom laa jàngale sama professeur histoire géographie bu doon jàngale le plan à damier bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko il citait un exemple Xombol mu nekkoon une fierté pour moi parce que jamono yooyu nga jóge Xombol dem nga jóge Xombol mbokk yi ñu ngi jégalu de kooku kuy soog a dugg si la
moom moo jaar ci kanamu caméra bi mais dañ ko koy jéggal parce que ñàkk xam na. allez-y. jamono yi nga jóge xaw ma daanaka 90. dem Dakar lycée Limamou Laye muy lycée bu mag. sa professeur di jàngale di jox exemple di wax di jàngale plan en dernier daal ne man j'ai fait un séjour à Khombole la ma fa constaté mooy dëkk yi gën a rafet n'est-ce pas plan ci Sénégal ci la bokk mu nekkoon une fierté loolu tey jii waa HLM yàq nañ ko te population Khombole yi jóguñu ci waxuñu ci. beneen bi may daanele mooy le foncier ñi ngi dem jamono bu gàtt boo xamante ni man sama doom tey jii bu bëggoon terrain Khombole n'est-ce pas Khombole amul terrain bu mu ko jox parce que surface am jeex na loolu bàyyiwuñ ci xel parce que dëkk boo dem am na ay réserve yoo xamante ni même si ni seetaan xëy na buñ ko bëggee terrain am dinañ ko mais Khombole loolu sàggan nañu seetaan ba Thiénaba mën a jógee à 12 kilomètres ñëw ba porte Khombole di fi jaay terrain à 2 millions te biir Thiénaba mënu fa jaay un terrain à 100 000 francs donc parce que ñun dañu seetaan population de Khombole dañu seetaan beneen bi may tëjee mooy tu prends tout le quartier de Gandiol nous sommes à la recherche d'un terrain de sport mënuñu ko am yow tu penses que loolu c'est normal ay autorités yoo xamante ni ci seen ñàkk vision wala ci seen xiif suuf bëgg suuf n'est-ce pas espace bu ñu gis ne am na fi ñëw nañu dagg ko fii laa dem ci ginnaaw foo xam ne dañ fa prévoir dafa château d'eau Gora Fall monsieur le coordinateur dem nañ ci kër fii ci ginnaaw nee na ñoom ndox fii Khombole am na fi kër yoo xam ne guddi la ñu am ndox bëccëg du ñu am ndox. fii ci Gandiol. ah bon te ñu. dama def surtout loolu yéen. non may ma ñëw dama ne. dama bëgg a xam kuy def non dama ne. ci réserve bu Khombole yi. bokkoon na ci benn château d'eau bu ñu bëggoon a. ci ginnaaw ah commune bi. château d'eau boobu. dem naa fa ba gis ñu sam fa ay bornu ko donc dagg nañ ko pour jox ko nit waaw kooku duñ ko tudd. loolu c'est un problème. léegi dañuy seetaan ñu war a dëkk fii ci ginnaaw. fii d'ici 2 ans d'ici 3 ans ñoom bu bëgg a dox di ko am. loolu c'est un problème ngeen bëgg a régler. loolu mooy problème bi nga xamante ni n'est-ce pas loolu mooy problème bi am ci dëkk bi. beneen bi mooy Khombole wax nga ma ko keroog ni ma Khombole amul xaalis budget bu néew la ndax mën na réaliser dara. non dama lay poser question man xam nga damay laaj dama ne la. waaw Khombole budget waaw. bu fekkee maire buy ñëw di teg samp ndëndëm ni dafa bëgg a defar dëkk bi basé wu ci budget Khombole. xaw kooku amul vision. kooku yow moom la muy génneem toog. très bien wax c'est clair. parce que amu fi. moo tax ma lay tontu dama ne la. waaw tey jii xam nga dafa kan moo ko doon wax sax naan tout ce que tu fais sans moi tu le fais contre moi. Kalidou Lam. oui dañuy toog moom mu di ko rappeler. mais effectivement dëgg la est-ce que ñu Khombole ressources yu ndaw yi moom dañuy toog di xaar benn góor a géey tëdd ci néegam tëdd ba guddi ko ne man kat moo war naa defar garage Khombole n'est-ce pas jël budget Khombole engagé ko. dugal ko fa te est-ce que garage boobu nekk une priorité pour Khombole. est-ce que Khombole tey jii war nañ ko may benn stade mu war ko tabax Khombole am benn stade boo xam ne il suffit que ñu defaraat ko réhabilité ko def ci les investissements qu'il faut am un stade moderne. est-ce que loolu gënoon nekk lu gënoon a lu ëpp solo nga ne lay da ngay tabaxaat beneen stade n'est-ce pas dugalaat fa xaalis boo xamante ni stade ba depuis 10 ans ñu koy xaar gisuñu ko. est-ce que Khombole jardin bii ngay gis est-ce que c'est une priorité pour Khombole donc benn nit sans l'aval du conseil municipal sans l'aval des Khombolois mooy toog rek xalaat moom li mu xalaat rek loolu lay def. loolu lañ bëgg mu dégg. yow dama lay laaj li nga wax fi yëpp vraiment xam nga enseignant la. ñu ngi koy cité sa am sa solo. mais yéen da ngeen a am pédagogique ñu ko tege nii point par point da ngeen a xarañ trop ci communication explication parce que li nga wax nii. ku lay déglu nii ñëw tombé ci da koy convaincre mais yow góor a barke. Khombole bu juddoo yoroo fi màgg. mais ban xeex nga mos a bokk ci Khombole. amul nu am. waaw mais xam nga maa nga dem ci directement ban xeex la la mos a gis ci Khombole. waaw mais Souleymane man non jaaxal nañu. Souleymane dama lay. donc question boobu quoi. dama ne wii di quoi. si laay toll dama lay ñaan. allez-y nga xam nga. xam nga horizon 2019. yow laa wax yow góor a ci sama bopp laay mujjee. ban horizon te ñu. horizon 2019. waaw xam nga li tax moo engagé wu. waaw. xam nga lu nawle boobu. góor a baro laa. waaw ban xeex la mos a engagé. bokk ci Khombole. xam nga non ma tontu ko. c'est-à-dire Gora Gueye. parce que li signal fi yëpp dafa am solo. non may ma foo nekkoon. non dama ne la personne de Gora Gueye. waaw elle est insignifiante. xam nga lan moom solo. xam nga lan moom solo. c'est-à-dire le combat bi ñu mëne. nga xam ne yow Souleymane dëgg na. tey jii le maire qui est là ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan. mu xam ne c'est un combat noble et légitime. tous les Khombolois xam ne lii mooy yoon. te pourtant kenn ñi mutu jóg di ko wax wala kenn ñi mutu jóg di ko dénoncer. ñun loolu moo tax moo suñu engagement. te je te rappelle élection yi ñu passé. man je faisais partie d'une coalition boo xamante ni la ma fa dugal mooy
li may dénoncé tey loolu laa doon dénoncé. li muy dénoncé tey doon naa ko dénoncé ci coalition boobu ñoo ko bokkaloon. ban coalition xam nga mais mooy c'est la coalition bi nga xam mooy ànd Dekkal Ngor. Dekkal Ngor. très bien. Ngor dafa jeexoon ah. waaw non xam nga Ngor dafa jeexoon Ngor jeexul. mais loolu jaaxal na ma quoi seen mooy yi aussi. c'est-à-dire politiciens yi dañuy jël ay mooy yu frappant yoo xam ne nii. dañuy dugg quoi. ku nekk ay Dekkal Ngor ay. voilà ku nekk yow yaa natt sa bopp. moo tax kon sa question bi nga ne. Xombol amul ressource. Xombol am na ressource. ressource dañ koy créer. Xombol y a des niches n'est-ce pas yoo xamante ni buñ ko exploité mën nañu yokk le budget de Xombol. te fi may daanelee. góor yow daaneel nga ñaari yoon. non ma fi may daanelee. xanaa kontaan nga def. recrutement bi am ci mairie bi. waaw mairie de Xombol. noo mën a concevoir mu am un personnel boo xamante ni boo fa soxlawul këyit tey jii da ngay dikk kenn ngay fekk mu nekk ci poste bi. ñëpp ñu ci biti di jënd seen problème di teg ataaya ci biir. ça veut dire que c'est pas un personnel boo Xombol soxla na ko di leen fay. non c'est-à-dire boo bëggee dégg pour avancer. Xombol très sincèrement amul municipalité bi ni muy doxee. maire bi boo fa duggee xool rek. donc beneen affaire la loolu ñi lay seetaan sax xam na ko. léegi ñu ñëw ci mbokk yi ba tey en route vers les élections la am na nag question yu ñu waajaloon très sincèrement pour dañ ko prévoir pour comité scientifique bi ki nga xam ne moom moo ko dirigé woon mais dafa absenté waxoon naa si njëlbeen mais dugg si ne damaa xamul ndax est-ce que dinañu mën a jox benn réponse ak ci kii bi waaye laa non nee na gàndal na mais kon dañuy ñëw ci Omar parce que yaa ngi doon place nga wax nu gëstu fan ngeen toll ci gëstu programme bi en tant que commission scientifique. non commission scientifique bi. waaw nee naa la am bi ma ci bokkee bi léegi amul une semaine. amul une semaine. mais dama lay wax njëriñam laa la. waaw non njëriñ bi xam nañ ko. maanaam njëriñam mooy non non. dafa ko ba léegi. non mais dañ dul am une semaine. ah ku tegu ko ba jéego. non man dama ne bi ñu nee bokk ko jeeg léegi. ma ci bokk léegi amul une semaine. ah amul une semaine. mais man dama ne comme bokk naa ci. dinaa am loo xam ne naa leen ne lii jàpp naa ne comité bi war na koo def. ok kon baal ma ñëw ci coordinateur bi moom mi nga xam ne mooy coordonné du ñàkk mu wax mu tuuti. c'est vrai non mais tamit rôle comité bi kon naa cee dugg. waaw mais c'est-à-dire dama bëgg maa ngi comité scientifique man sax dama ci duggaat. waaw allez-y. mais bi ma ci duggaat bi ñu ci duggee bi ñu désigné membres yi. dañ ne ku ci nekk na dem liggéey ci loxo. mu toog liggéey. da ngeen jóg on s'est donné rendez-vous dans 15 jours. incha allah ñu daje fenn ñu échanger xool li ci càmbar li ci normal ñu tëj li ci jar a amélioré ñu amélioré. ok ci situation boobu tamit xam naa ni normalement week-end bi di ñëw. war nañu mën a daje fenn. bu ñu paree fi aussi après la Korité juste daañu ci daje. mais góor en tant que coordinateur est-ce que xam nga ni élection yi mu de local. waaw c'est vrai que est-ce que natt ngeen ko est-ce que avant ngeen yoo waxi programme di comité scientifique. est-ce que scientifique xam nga lan moo doon njëkk xalaat. est-ce que naka la ñuy demee élection waxu balaa ñuy indi ci programme yeeg yooyu parce que yooyu après yomb na quoi programme moom yomb na parce que gars yi dañuy ñëw rek tegal ñu benn kii nii lii la ñuy def bu ñu gañee ba ñu joxee dëkk bi mais bu ñu leen joxee bref duñ ko. vraiment dama bëgg ngay wax ma quoi. non non yow góor yow lay laaj. waaw non dafa bëggoon laajat dafa am. non mais émission bi xam nga li gën a mooy audition de visite ñun ñëpp a taxaw fi parce que koo ci laaj ku nekk ngi rafetlu pour tontu question bi. mais c'est bon il coordonne mais cette structure yi. waaw ku ko dégg. waaw yaa ngi spécial de. moo tax ma laaj wu nga daw. non dama woon yaa ma mayu. xam nga dama ne la comité bi muy informé. ak bi ñu informé ne bokk naa ci. waaw une semaine. waaw mais li tax bokk ji. dama ci am gis-gis. waaw xam nga seen njëriñam xam ne comité scientifique. waaw maanaam mooy xolu mouvement. li nga wax léegi nii. waaw comité scientifique. fi mu ne mooy horizon bi nga wax. waaw horizon c'est boo demee horizon 2019 horizon à partir de 2019 la ñuy dégager horizon. à partir de 2019 la ñuy dégager horizon. pour jëm ci kanam jëm ci kanam. waaw à partir de 2035 comme ni ko gars yi. non en tout cas loolu léegi nii. non non su léegi loolu comité bi la laa wax. waaw comité bi yooyu nga wax nii. maanaam ci affaire xalaat. waaw fi ne d'abord moo dama noonu su ma ci daane gars yi de comité scientifique bi war nañoo d'abord def benn atelier de diagnostic. waaw maanaam diagnostic moo dugg ci domaine bu nekk. ok njàng mi. sport bi foncier bi lu ci nekk nag. mais nag droit xoolal droit mouvement rek ñoo koy def. bu ci nekk su dee foncier da ngay jël expert fiscal ci foncier. mu ñëw ah su dee planification stratégique da ngay dem ci centre bu mel ni Sénégal nga am koo fi jël nga fay ko nga ñëw bokk ci liggéey. bokk ci liggéey. mais maintenant doolu Xombol nag ñoo xam ne ni ñu nekk ci Xombol. ñëw wax ci. maintenant ñooñu diagnostic bi ñu def ko. su ko defee diagnostic bi
léegi ñu def atelier boo xam ne nii de boo am beneen bu nekk beneen lël boo xam ne nii dañ naan ci maintenant lii mooy jafe-jafe fan la ñu war a mën a jaar pour régler ko. ok loolu aussi paree maanaam loolu. mooy nekk loolu mën naa ne suñ ca génnee mooy nekk programme boo xam ne ci domaine bu nekk. horizon 2010 daan domaine bii lañ ci misal ci 5 ans yi di ñëw. ok léegi lii lañ misal mooy activité bi. kañ lañ koy def. fan la ñuy jëlee moyens yi kañ lañ koy defal. ok léegi nag soo dégagé soo amee loolu ba pare nag. soo amee loolu ba pare. da ngay moom doog di mën a wax ci affaire yi élection. ok mais xëy na kii laa ànd ak yooyu. war ngaa ne d'abord man ñun lii la ñu bëgg. teg ko ci table def nañ diagnostic. bi ñu ko def diagnostic. léegi def nañ planification stratégique pour 5 ans yii. 5 ans yi jàpp nañ ne éducation comme war naa mën a àgg fii. santé war naa mën a àgg fii. ci wàllu foncier. périmètre communal bi. war naa mën a yaatu. te yaatuwaay bi. yaatal bi. yàlla xam na ne suñ horizon suñu takkoo. soxla wuñ ci maire xam nga. ok ndax fi ngay jaar mooy affaire wu de président de la République. waaw xam nga xaw ma. léegi noonu mooy dama yegg léegi. xam naa ne quoi non non da ngay yàq xam nga enseignant. non non xam nga organisation non man dama bëgg man dama bëgg. organisation lañ nekk. si mooy horizon. li ñuy def dañ koy organiser. c'est ça mais xëy na candidat. waaw day ñëw ci seen i wax. ndax xam nañ ne aussi politique soo bëggee développement. mënoo cee génn politique. mënoo cee génn politique maintenant ñoom horizon de programme bi muy taxawal planification stratégique bi ñuy def pour dawal ko ci dëkk bi. maintenant loolu nag moom loolu ngay yor ne ku ci nangoo ànd ak man ma ànd ak yow ñu xool nu ñuy jëlee moyens yi ko defar moyens yi nag Djily Mbaye mi ngi woon Sénégal bi Abdou Diouf nekk président amul terrain Djily Mbaye mënu woon a defar Sénégal. ok ah léegi nag wuyu ba pardon léegi nag problème mooy. waaye góor lim taal la. léegi nag man man dama bëgg. affaire ay élection affaire élection su lay. wax dëgg yàlla soo jëlee horizon 2010. mu nekk loo xam ne nii maanaam ñu bàyyi moom jot. ndax élection locale dañ koy àndale. élection locale bokk ci yomb na 500000 la. yomb na. parrainage c'est pas difficile. mais li gën a am solo mooy nga xam fa nga jëm. xam ñi ngi ci war a àndal. waaw loolu daal laa bëggoon man loolu surtout man loolu moo gën a motivé. ok mooy donc ci wàllu comme ni ko Amadou waxee yéen da ngeen am candidat donc moom bu dëggee waxam moom bu sañoon loolu doon dafa teel wala ñu cee gaaw wax lan ngay wax ci loolu. waaw mais moom daf ñu rejoindre sax. parce que ñun xam nga yow déjà da nga ne y a des candidats qui sont déclarés. oui ñun ñu wax la ñu ne ñun amaguñu candidat. waaw mais nee ngeen di ngeen am candidat. mais nee ngeen di ngeen am candidat. donc mouvement bi day am candidat. waaw wax ngeen loolu. dañuy am candidat. waaw mais dañu am candidat liggéey bi mu la wax nii buñ ko tënkee ba teg ko. ba mu taxaw. léegi loolu noonu. jeexantal ba mooy nag léegi kan mooy diriger ce travail là. ok foofu la candidat bi di génnee. liggéey boobu ngeen nekk li mu la wax nii. li mu la wax nii maanaam ñu dañu nekk ci benn processus. ok xam nga aussi dans la vie il faut planifier. loo planifier wul fa ngay aboutir bu baax. effectivement ñun on est en train de planifier on est en train de planifier. et de progresser lentement aussi. et de mieux progresser et sûrement waaw. d' accord léegi góor wax nga ko leer na mais mën nga xaar bu dee day am nga ne ma waaw. bu amul nga ne ma déedéet. si saa si am. mën nañoo xaar aujourd'hui dina def xalaat càmbar teg ba pare ba teg programme am nii. dem ci candidat yi déclaré. ñu woo ci kenn ñu ko lii boo ko mënee ñu àndal ko mën nañoo xaar foofu. ñun duñu dem. damay laaj ndax mën nañoo xaar solution foofu. ñun duñu dem laa la. doon dem fan. xam nga wax nañ la ko sax ne la ñu dem non comprendre loolu da nga may taxal ñu ma loolu duñ ko mos a def ñun ñu am candidat c'est-à-dire loolu laa bëgg xam parce que suba dafa am ñu mel nii waxoon ñu mel nii comme li ngeen di wax nii beesul ci xombal xam nga ñu mel nii dama bëgg ngeen non tey boo ay gars mais boo xoolee benn affaire aussi boo xoolee assistance bi di fi nekk waaw les 90% mosul leen dégg ci politique ankay bon si les 90 dama leen def yi ankay 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 su ma amoon cameraman bi si kuréel may def teg par kenn ku ne ma wax la fa nga nekk ankay ankay les 90% laa wax fii nii. dama ni 90% non bi lañ nekk. léegi man nag dama naan la 90% yëpp ci politique bi lañ nekk. soit dañuy fay wala nëb. waaw d'accord mais kii nëb man mënoo. merci beaucoup kon mais man miy wax nii nag man miy wax nii. non non dàq ko xam naa ni am na ñoo am politique kese la ñuy def. ndax xam nga dama kese. waaw dama lay leeral dañuy nelaw sax ci politique. dama lay leeral bari na bari na mbokk yi émission bi mi ngi jeex. dama lay leeral léegi question bu mujj bi. waaw dañuy la ñuy tënkal nag dañuy may wax. parce que nag ku ñu may akara. ñu may akara da ngay ñëwee kaani. 5 ans Pambou bi ak équipe am. tey ba mu doon tirer bilan bi yow. am nañu kàddu parce que des na ay weer lan nga may wax. 1 500. xam nga bilan mënu ma la ko tiré nii. waaw
te jëluma point par point. kon baal ma jox góor bismillah. non mais ma ñëw dama ci ma posé une question. damay la non c'est vrai que non. ñu may signaler mais il faut tamit mu may ma. allez-y xam nga mënu. allez-y mooy booy jugé. mënoo ne c'est positif ou c'est négatif. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. allez-y. tey parmi les points négatifs. waaw mën a citer. te man toog naa fii ci code bi ma wax ko góor ñuy toog ma wax ko te man li ma wax dama koy ñemee. dama ñëw fii xool fi ngay wax. xombal déglu ma déglu di dégg li ma wax. te ba ma koy wax Bambou wallaay naa fi am na ñu ko fekkee. waaw te ñooñu dinañ ne lii ko góor a faa di wax dëgg la. waaw damaa ñëw fekk ñu samp poto lampe yi. waaw l'extension électrique bi fi am. si bi ma ñëw fekk ñu samp poto lampe yi Bambou di doxal dugg romb suñu buntu kër. ñu nuyoo maa ngi moom saafonte. ma ne ko monsieur le maire. lii de man ba may nekk xale di xàmmee. poto lampe bi nekk buntu ci angle Mamour bi. fi la lampe yi yemoon. lampe yéegul ci kaw. donc bu ñu sampee poto yi. extension am na. si tout ça c'est un pas positif. si parce que dëkk bi dafa yaatu. oui mu yàqale courant bi. si sax ñu tuddee woon waa Senzala ci kaw nii. moom jour ba lampe yi tàkkee moom taxaw na sax saalit na. ne ma kii lu mu laaj dama ko koy jox. waaw mais tey xam naa wax nañu bëri bu loolu laaj su ma ñëwaatee aussi ci beneen point boo xam ne dama naan un point négatif. moom boo xam ne d'accord ma ci. tey mooy le foncier à Khombole. d'accord am na ci loo xam ne parce que man ñëw naa fekk ñu mesurer fii ci espace bi ñu bàyyi fii. fekk ay kër yu ñu teg waaw. non boobu may nañ ko. non may nañ ko. aussi waaw mais may nañ ko. mais nag dañu xaar suite bi. loolu may nañ ko et puis loolu fi ñu koy def. ñu ngi ñoo la. waaw oui projet bu am solo la. waaw non dañoo fàtt ay dañoo. projet bu am solo la ma ñëw rek. dañoo ñëw fàtt ay këri jàmbur. si yaa ngi dégg quoi parce que bu ñu ko tegee. di nga am kër yoo xam ne génnoon nañ ko fa def ñu génn te li ma lay wax nii man jour bi may dem ci terrain bi man ak góor ñi ñoo fa daje nañ fa ak gendarmerie. ok ñu ngi tëjee sax. loi d'Escos. waaw doo rapidement rek mais waaw dama lay expliquer c'est un point négatif. waaw donc c'est un point négatif boo xam ne man dama ko observé non baaxul. waaw muy ñaari yooyu. baaxul wax nga bu positif wax bu négatif. waaw beneen point encore te soo jëlee le SAP municipal de Khombole. nga xam ne jeunes yi dañuy gëm football. mais pendant combien d'années stade bi ni mu mel ni noonu la mel. moi je me dis que là ils ont échoué. échoué foofu échec la. soo jëwaatee encore ci wàllum infrastructure. école Ngandiol ne ma ban école moo fi mën a taxaw. ñun suñuy doom fii la ñuy jógee. ñun waaw école bi fi am. dafa am lu ko créé. école bi li fi nekk nii. c'est pas la commune ah. kan la ku la jox terrain bi. waaw doucement xam nga bu ma nee la c'est pas la commune. mooy que ni que commune bi vraiment comment waroon na koo def bu yàgg waru woon toog ba waa Ngandiol di ko xalaat ñoom di ko proposé te naan tey demande leur conseil yi la fi représenté leneen lii nañ ko def pour terrain ak poste de santé. est-ce que comprendre quoi dama lay wax. terrain école boobu noonu. tey waa Ngandiol seen ñoo jël seen i alal. ñaari nit a ko maye rek. ñaari nit ko maye ñaari nit may nañu non doucement déedéet mais yow ma tey ñaari nit may nañ fa salle de classe. kooku dama tax mu leer. mais aussi defoon nañu porte à porte yoo xam ne amul lu mu jur. loolu gisuma. ah déedéet loolu comme entrepreneur ma nga nekk di liggéey ñu delloo ñu am fu ñu ko. mais ba tey waa Ngandiol ñoo ko tegaat ci xaalis bu génne ci poche gisaguñu loolu xaalis boobu nga ñu daj li gisaguñu ko. mais salle de classe yi pare. ñaari classe salle de classe rek lañ teg ba tax. waaw tey pare. léegi mu pare. waaw donc yooyu yëpp c'est des points yoo xam ne. dafa mel ni am na lu lay échappé ci ñaari salle de classe yooyu. waaw amul dara échappé. allez-y parce que je discute avec les gens. ñi ko seet. waaw ñaari doomu Ngandiol ko may. waaw non mais loolu na ngeen jëfee. horizon lu bi la. dama ne la horizon. lan la def Ngandiol tey. à part Mali bi à part Mali waaw. parce que horizon bi. c'est ça quoi c'est-à-dire vraiment. mais yow bari na ko xeeb. non si non yow moom lu dëkk man. mais tey les membres certains membres du mouvement. non certains membres du mouvement. donc est-ce que doo ma wax social bi. non pas social mais certains membres du mouvement dañoo dugg ci comité bi ci école bi. joxe ci seen doole. joxe ci seen doole. école bii nii. nee naa la jaar non attends man comprendre ma école bi laa wax. école xam nga école ñaari salle de classe lañ fa teg. mais moom laa la wax. ñaari yoon lañ gisul. mais bi ñu tegee ñaari salle de classe yi. waaw. dañ fa am ñoo xam ne dañoo dugg ci kër yi di def ket. waaw mais ket boobu xaalis boobu doomu Ngandiol yi joxe. waaw mais dañ koo jël ñu teg ko fi léegi bu ñu paree ñaari salle de classe ñu xool lu ciy defar mais c'est de l'argent qui est casé quelque part. maanaam fonds bu disponible la. waaw Souleymane. waaw waaw. ak ban góor a mën a dagg. waaw vraiment c'est extraordinaire góor a leen dagg quoi. non c'est ça. te teewoon nga ko. mbokk yi xam naa ni foofu lañ leen di tàggoo rek di wax ni émission bi parce que góor li mu maîtriser dafa bari moo taxoon xam naa ni moo doon toog fii parce que li bëgg a wax bari na
mais dinañ ko may moom mu tëj rek buy tëj ñu mayal nga waxaale li nga ci bëgg a waxaale jaar dafa ñett daal di nuyoo nag ak bismillah ñaan la may 2 minutes rek nga wax li nga bëgg a wax après nuyoo mu jeex. waaw non c'est que da nga laaj sànni maanaam horizon. nga jàkkaarloo ko xam nga. horizon lan la def ci dëkk bi wala lan la. est-ce que mënoo lu tax ñu moo jàkkaarloo caméra. waaw d'accord dama koy laal. est-ce que mën na la bañ a xam. d'accord mais da nga ma laaj ne horizon bi. maanaam lan la def ci dëkk bi. mais horizon bi mu def ci dëkk bi bari na. quelque chose sur le tout à l'heure nous avons démarré. par le volet social. ok ñun ñoo doon jël suñu ñax. n'est-ce pas di ko dajale ba mu doon dara. ñu seet benn mag boo mu suturee fii ci koñ bi. ñu ko jox ko ne ko demal nga joxoon ñu ko diw te ñun duñ ci feeñ. musuñu ko def ci kanam Facebook. musuñu ko def ci internet bi musuñu ko def dara. parce que ñun loolu lañ gëm. ba ñu demee ba jàpp ne social doogu doyul mën ñu dugg ci développement loolu moo war a tax horizon incha allah dafa bëgg a taxawal benn case de santé fii ci Ngadiol te moo koy financé. case de santé bi loolu bokk na ci projet yi nga xam ne ni délibéré mais le financement yi financement bi horizon pose première pierre bi incha allah. ci vacances yi dinañ ko def. nee naa la pose première pierre yomb na. wax naa ko toujours noonu. non boo nee ma yomb na ñun biñ ci def fii ci Ngadiol. am na lu mu jur. léegi nag on donne rendez-vous xam nga vacances yi avant élection yi la. donc loolu test majeur lay doon ci kàttanu yàlla. incha allah poste de santé boobu dinañ ko jéem a taxawal fii ci Ngadiol te financement bi en tout cas ñun dinañ ci commencé ba fu mu dooree fu mu yem dinañ ko def wax nga ko problème bu ordure ménagère ñun kër yi ñuy dugg ki naan la sama mbalit mi de fukki fan a ngi nii ma teg ko fi gisuma sedd bu ma ko tegal ñu taxal un projet te ci incha allah Assane Babou nii moom moo ko géré ci kanam fii ay fan nga gis leneen lu bees sax lu jëm ci projet bu mbalit bi comme man dinañ ci teg seen bët pour wane ne la ñun tooguñu dem ca mairie bee dama la waxoon ak toog suñu kër yi moom la ñu yamale bu dee waa xamul wóoloo ba dénkuñu en tout cas nañu xam ne dootuñu may wala boog dootuñu nangu benn maire kese ñu fal ko mu jël ay nitam taf ci wetam muy def di dindi te xombal duñ ci ànd li ñu bëgg mooy conseil yoo xamante nii bu leen xasee ba fal ñoom ak maire bi seqatuñu lenn ludul li njariñu xombal bu dul njariñu xombal ñoom duñu ci ànd ak moom duñu ko voté duñu ko ci jàppale donc pour horizon 2019 ne sera pas conseil qui vaut. Est-ce que dégg nga mu baax. pour horizon 2019. la ñu bëgg mooy conseil ñu ñuy tànn la. du ci yaaba neex. du ci loo bëgg ñu yëkkati la xam ne la yow la mais conseil yoo xamante ni autonomie la ñuy am ci lépp maire du ne mën a manipuler ci dara ñu jël intérêt dëkk bi donc loolu daal laa amoon lu may. lan ngay tontu kii wax ni audition ne mos la. waaw horizon nee moom judd rek de. juddu dee. non yow laay wax loolu tontu loolu rapidement quoi. la ma leen tontu mooy. horizon ba mu juddoo. nga teg ay problème di ko doxal. ñaan yàlla élection yi ñu jëm mu jëm ca. donc bañ ko tegee ba léegi. amul weekend bu ñu teg te jóguñu sol suñu tànk dugg ci dëkk bi waxtaan ak waa dëkk bi pour lu taxal horizon. maintenant encore une fois ñun duñu fal suñu bopp. ñun suñu bët bi teguwul ci dem mairie ba wala bañ fa dem xam nga la tey. dañu bëgg rek que yeneen dëkk yi ni ñuy demee xombal war a xam ne dañu war a dem comme yeneen dëkk yi te li Omar Ndiaye proposé ñun incha allah dinañ ci dox xam nga mooy lan. Souleymane est-ce que xam nga ne. Souleymane est-ce que xam nga ne. déedéet mais xanaa bala ngaa fël. la mu fël nga xam ne dama ne. Omar Ndiaye proposé ñun dañ ko gëm. te loolu mos naa ci waxtaan ak Honest Boy. si bu fekkee fàttewu ko. yow waxtaan nga Lamine Gueye waxtaan nga Honest Boy ñaari candidat yi génn ci saw. non xaw ma ndax yaa ngi suivre li ngay def xaw ma daal. parce que man képp ku ma woo. moo tax man yéen horizon. képp ku ma woo pour ñu waxtaan ñun Ousmane ku woo Gora Gueye. waaw horizon de. te loolu jiitu na naissance horizon. ok ku woo Gora Gueye. ci xalaat. mais man am naa xalaat. ma joxe ko ci dëgg dama ne. man proposé naa que doomu xombal kenn ëpp ko ay doom yoo xam-xam boo demee fii ci réew mi ci administration mais doomu xombal nga may fekk ñu occupé fa ay fonction yu am solo am ay xalaat ak ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bii nekk ay jàngal ko la ñu nekk leen am ay xalaat yu am solo mais ñooñu xombal war na teg lu naan les assises n'est-ce pas de la ville de Khombole képp kuy doomu xombal ak foo mën a bokk ak parti boo mën a bokk ak sensibilité boo mën a bokk ñu toog bu dee 72 heures bu dee 48 heures ñu toog waxtaanee problème Khombole tënku ci benn programme boo xam ne incha allah tey jii bépp maire buy fal wala sax mën na inspiré wu n'est-ce pas ci programme boobu juddoo ci assises yooyu. merci beaucoup merci beaucoup donc solo loo xam ne vraiment génne jàmbaar nga quoi Omar nga tey sa kàddu gu mujj quoi rapidement ñu ñëw si coordinateur bi ñu ñaanal ko. non man dafa naa ne di wax ne di gën a fedd sama bopp ci horizon 2019. ndax d'abord bi ma ko xoolee dama xool li ma jàpp
ne lii lu dëgg la aussi dafa dëppoo sama conviction mooy comme li wax góor a léegi nii maanaam nit ki amul solo ndax nit ñi dañoo am problème d'ensemble les problèmes individuels yi nag ni nga ko mën a réglé mooy nga jaar ci problème d'ensemble yi te gars yi day pour nga régler problème d'ensemble nag foog nga kuréel rek moo ko mën kuréel rek moo mën a ñëw li ñëpp bokk kuréel lu jënd ko moo tax ñoom nii ñu kuréeloo léegi nii ñu kuréeloo commencé dafa juddoo fii PDS Kébémer la juddoo loolu ci réew mi yëpp lii dafa juddoo fii mais fi ne mi ngi escale dañu seeg ne ñoom moom suñu moyen su dinañ ko def sax nga xam ne ñeen ñoo xam ne déjà dëgg yàlla du ma si kenn bokk nañ ci te ñoom xamaguñ leen ndax man masifié dama koy def moo bokk nag loolu ci woon ay nga ci quoi waaw léegi nag bon lii ñuy def nii c'est dafa dëppoo li ma gëm mooy problème d'ensemble structure bi ñëpp bokk moo ko mën a régler mais kenn nit mënta régler problème askan bi léegi loolu dafa dëppoo léegi donc ma leen di encouragé mooy wax ne waa Xombol nii horizon 2019 def ndax Xombol def fa tardé nii horizon 2019 def na ci ñu bëri inspiré wu ak ku taxaw ku ci nekk nga dem commencé d'abord sa problème koñ gis nga su lay problème ordre bii xëy na bëgguma ci dugg au fond mais li ngay wax ci budget Xombol li fi nekk mën naa développer Xombol maanaam budget bii mën na développer Xombol mais xool ci lan lañ ko dugal 29 millions cabinet maire mais dafa doon ko ah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne noonu la gérer budget bi te budget bi li ñu naan potentiel la mooy li góor a naan niche potentiel soo ci liggéeyee dañ koy yokk xaw ma da ngay xool rubrique budget bi fii dañ naan la 0 franc 0 franc 0 franc fii naan la 0 franc am na liggéey booy def 0 franc dafa amati ordure yi muy wax nii. budget moom ñu koy tëggee la quoi. non maanaam dama ne. non xam problème mooy. waaw mais dafa am conseil mais dafa am secrétaire municipal. nga xam loolu non ni ñu koy tëggee laa la problème foofu non wuy ma problème mooy ni ñu ko tëggee. moo baaxul maanaam suñu nee ni ñu koy tëggee. mooy que nag bu ne rek léegi nag li Babacar maanaam li Babacar doon def rek dañuy def. waaw xam nga dama la waxoon nga ñaan rek te tëj ko. waaw non waaw léegi waaw loolu laay bañ a parce que yaa ngi. non yaa ma ci invité. non xam nga da ngay ubbiwaat beneen débat rek. non yaa ci xamoon mais xam nga dama waxtaan débat bi je tellement ak yow quoi. non dama bëgg rek da wax ne waa Xombol nii ñuy def takku taxaw nga léegi duñu topp su dee ci wàllu politique duñu topp dañuy ànd liggéey koñ bu nekk kuréel loolu lañ ko mën a def su koñ bu nekk defee loolu ñun ñëpp tasi ci dëgg tey ci sa wàcc sa problème Xombol léegi ànd na noonu bàyyi nag di fal kenn muy nekk xam nga loolu dina yombal ci yow non xoolal dina yomba waaw wala de sama interconviction mooy Xombol à partir de élection yi di ñëw dina uteeg Xombol yi doon am moom la nga gis non loolu laa gëm te mooy am maanaam ñi dëkk bi ñi ciy dugal seen loxo du nekkate ay nit ñoo xam ne dañuy xaar ci bi Massamba mën a dem ay 30 000 wala ay 1000 francs maanaam intérêt dëkk bi mooy góor a gabaro mii xam mënuma koo jël mënuma koo def loolu kii mooy mënu ko ci man mais Pape Mboup dafa loolu Pape Mboup moom rek mu ngi xam ne tey xaar joxul kenn ay 30 000 kii mais Pape mais loolu li nga wax nii man jaaxal na ma est-ce que yow yaa ngi joxoon ay 30 000 kii non yow tey boo bëggoon yaa ngi tey da ngay dem ut financement 5 millions tas ko ay 30 000 10 000 dama ne expérience boobu nga am yow. non moo tax nga yaakaar ni moom la ñëpp def ko. ah yow bi ngay joxe. non su dee mosoo dem conseil municipal. waaw def naa ko maa ngi suufee en rek. non li si présenté. maanaam maire bii ñaar lu mu fi deful loo xam ne nii laajul conseil seen yi. non mosu ko def. mosul laaj conseil bi seen waaw kay donc loolu laa wax xam nga daal déjà. loolu moom fekk naa ko mosu ko def. loolu problème bu mag la parce que mais Omar wax dëgg yàlla Xombol waa yi may dégg père Nouane maa ngi koy nuyu gars yi sama père yi xam nañu li may wax mais moom yàgg na waxoon avant mu nekk maire nee na bu nekkee maire soxlawul conseil municipal la. waaw mais loolu da nga koy wax waaw xam nga nga dégg te teewul fal nañ ko. mais loolu moom la ñu. ok mais xam nga su lay dëgg la. man soo gisee moo ne la. waaw man fi mu ne affaire yi réflexion laay wax. waaw affaire yi li ñuy liggéey ci koñ yi. waaw ba élection jot man société civile laa amee élection yi dama ciy dugal sama loxo. ok c'est bon ndax aussi Xombol dafa war a jóge ci. bëgg nga nekk conseil municipal. non maanaam. xam nga yooyu waaw wala déet bu ma ko nee wala bu ko sama préoccupation majeure mooy nekk dugg ci conseil municipal bi. nga dugg ci waaw merci loolu leer na kon yaakaar naa ni si jéego yi mën nañ ko comprendre neneen aussi góor sa kàddu bu mujj. waaw sama kàddu bu mujj may remercier assistance bi encore. Souleymane le présentateur de l'émission. ma lay remercier personnellement. merci ci déplacement bi. donc tu nous as permis aussi amaat beneen gis-gis si ñun quoi. donc loolu dañ leen ci remercier c'est vrai que débat yi xawoon na xëccu tuuti. mais lépp ci lu bëgg a defar la. ak bëgg lu leer pour nit ñi. ok donc fa laa waroon a njëkkee. mais te day fàttu. mooy ñuy balu ñëpp ak ci weeru koor di dugg te di bal ñëpp ak ñaan yàlla jégal ñu
def ci réew mi jàmm def ci dëkk bi jàmm ñëpp fekkee ñëpp bañ a utee déwén di soobee suñu borom. Donc fi may tëjee aussi mooy que ni que di lancer un appel aux Khombolois que le mouvement est né à Gandiol mais c'est pas un mouvement pour Gandiol comme ni ko Omar waxee PDS Kébémer la juddoo mais dafa law ñëw Khombol dafa law wër Sénégal mouvement bi aussi Gandiol la juddoo mais day law tas Khombol donc waa Khombol ñu xamee ko noonu te ku ci nekk ci yow aussi comme ñi la yóbbante ne affaire bi par secteur la nañu jàpp ne rek ñu ngi ci suñuy tànk dina ñëw fekk si leen ñu ñëw waxtaan ak ñoom te lu ñuy waxtaan ak ñoom aussi intérêt Khombol moo tax lu ñuy xëy te intérêt Khombol nekk di jarul ñuy xëy parce que boo nekkee ci dëkk naan dëkk bi lan la ma waroo parce que ñun Khombol def nañ li ñu war a def wax dëgg fa yàlla ñun la def ñu sacrifier suñu bopp defar Khombol nekkaat ci beneen level donc c'est à nous de faire ce travail là te loolu gëm-gëm moo koy def nit da ngay gëm sa bopp donc gëm bu ñu gëmee suñu bopp di def don de soi don de soi c'est très important kooku aussi ñu ngi koy bàyyi wàlla xel xam ne li ñuy def nii yëpp c'est pour Khombol wutuñu ci dara parce que man mi di waxee di coordonnateur fii laa ko waxee ci émission laa ko ci assemblée lañ ko waxee fii laa koy relaté moi je ne peux pas être conseil. ok boobu daal Gora Bara aussi ne woon na beaucoup de conseil. non Gora Bara dafa mel ni man en tant que coordonnateur li ñu tegoon charte mouvement bi. pour bañ ma waxaale seen mouvement bi teg la ko feneen. je ne peux pas être conseiller. donc man dama ne la waaye wàllu Khombol lay doon. donc waa Khombol ci loolu lañ leen di woo. di leen sant di leen gërëm. di balu ak aussi ñëpp. di baal ñëpp ak yàlla boole déggal Souleymane merci beaucoup. jërëjëf mbokk yi loolu moo nekkoon émission en route vers les élections suñu gan tey ci horizon 2019 coordonnateur bi Gora Fall waaye nag ma fekkoon ci ñaar yu ma xam ni droite Gora Fall Gora Gueye lañ koy wax nga xam ni dégg ngeen ko ay intervention am na solo ak Omar Ndiaye kooku kenn ko du ko présenté léegi parce que moo fi njëkk a initié en 2014 dajale candidat yëpp wax dëgg yàlla maa nga fa témoin laa ca xam naa ci lu bëree bëri candidat yi benn bu ne ñu may la benn 30 minutes une heure de temps nga ñëw toog ci mairie bi population bi ñëw toog nga wax programme bi wax foo jëlee Khombol fi nga koy jëlee candidat yëpp dugg loolu initiative bu am solo boobu ba léegi rek amul keneen ko def ñun nag tenté nañ ko 2014 parce que moom ñu ngi ko def en 2009 ñun ñu def ko 2014 mais ñun ci benn format ban format la mooy indi fii jàkkaarloog askan wi Walfadjri mooy Babacar ba di tëb miir ba def miraakis leen di wàtt maa ngi koy nuyu de passage sama xarit la loolu initiative ñoo ko initié woon moo tax loolu dafay am solo combat yooyu daf fekk nañu fii fekke nañu ay initiative bokkoon nañu ci membre clé yi Omar man nga noo seere parce que yu bëri bundu këram parce que maire këram ñoo jàkkaarloo moom yu bëri du ko def xam na li xewoon ci mbir mi yëpp waaye vraiment loolu tamit dañ ci encouragé courage bu Babacar Ba ndax maire sortant la woon nu ngoo ñëw toog jàkkaarloo askanam loolu tamit du lu yomb kon su amee courage boobu dañ koy jaajëfal kon maire bii fi ne actuel su fekkee pare na mën na noonu indiwaat jàkkaarloo askan bi horizon 2019 ñu fekkoo ko moom ci añ bi moom mu fekkoo ko ak équipe am yeneen mouvement yi toog ñu jàkkaarloo ñoom am ñoo xam ne ñii vraiment ñu daal di mën a def nag waxtaan jàmbar xom am na solo mais horizon 2019 am naa ci ñoom yaakaar pourquoi question yi boo la ma dee déglu yéen xam ngeen ma du ma gañ ci yéen noonu lay laaj Racine ba sama baay bu toogoon nii laa koy laaj assuy sama baay ba ma ko fi laajee mu toog yéen ñëpp seetaan ngeen télé émission bi ma def ak moom bi ma koy dóor ay question yoo nga xam ni vraiment lu ko bett la maa koy nuyu de passage yàlla ko yàlla may wér bàjjan ba ma ko dóoree dañu ma man sa bàjjan la ci biir émission bi mais dama ne ko bàjjan fii bàjjan amu fi quoi très sincèrement fii moom émission la fii c'est Jules Souleymane kafe gi fi lay tàngee mais bu jeexee ñoo ànd ñibbi yàlla xam ne ñoo bokk oto ba kër ga te ñoo bokk kër ñuy nelaw ñoo bokk di yewandoo mais loolu moo am solo c'est-à-dire li ngay def ko yemale ko ak ñëpp bu ci jël kii jël kay raay mais nag buy tëj am nga droit nag nga wax ñi nga dal seen taxawaay seen engagement loolu moom lu am solo lu ñu faan kenn ko jeex horizon 2019 am na solo en tout cas ñëw na ci heure bi ko Khombol soxla ñenn ñoo ko xalaat waa Nganjool ñoo ko xalaat ñenn ci waa Nganjool parce que nag Nganjool dafa yaatu mais dafa am pàcc ba nga xam ni ñoom ñoo xalaat jël engagement ni ñoom lii leen bëgg a def mais lii rek duñ ko yemale Nganjool dañ koy yaatal yàlla na leen yàlla jàppale ñu yaatal ko Khombol yëpp gis seen bopp mais li ma si jaaxal ñoom nee nañu dañuy am seen candidat yi bopp luy jafe lay doon ñoom nee nañu soxlawul alliance luy jafe lay doon ñoom nee nañu duñu recevoir benn candidat luy jafe lay doon ci Khombol koo bëgg a dem récupérer maire yi nga wax écarté yooyu yëpp loolu dina doy waar ndax dina changement dina am si diggante bi si mën naa am ndax nag soo bëggee bokk ci fi ñuy nasee ak noccee foog nga am ñoo lëkkaloo pour mën a dem ci maire
maa ngi leen di sant di leen gërëm Ahmed Dieng moo nekkoon ci caméra bi seen doom sa rajo Souleymane moo nekk si moom ngeen jàngat loolu maa ngi leen di jox dig daje incha allah du yàgg dara yaa ngay jëf merci beaucoup.